ñaari baat yooyu ñoo gën a siiw ci li ñu xam alif laam miim dalika alkitab laa rayb kon foofu taxi bi la ci jublu muy téere bi ci boppam mu nit lu ñu ci werante newu ci bu dee ci wàllu téere bi en tant que lecture ak li mu boole ci ay sens yaasiin wal quraanil hakiim innaka la min al mursaliin jeex na mu waat moom yàlla woo yonent bi waat ni ko ci alquran bii ma la jox te li ci nekk yëpp di yiw pour doomu aadama war nga xam ni maa la yónni waaw ba tax na kon ñaari baat yooyu alquran ak alkitab ci la ñu génnee nag li ñoo tuddee ulumul quran la science coranique c'est une science donc koy jàng xam na l'essentiel ci science bi sax buñ ko kenn du ko mën jàngale taamuloo tableau parce que ay explication lay laaj mais wax naa leen la semaine prochaine comme dinaa leen indil origine de l'écriture ba mu commencer depuis les pharaons ba fi mu jaar yëpp chez les chinois yëpp ba ñëw fii ci wàllu arab et tout bu boobaa dina am quelques explications yu ñu leen jox surtout ci wàllu écriture bi mu mel ni ulumul quran nag dañu ni juróomi thème la mais juróomi thème yooyu dafa am plusieurs sous-thèmes yu nga xam ni fokk nga matale ko pour juróom yi soog a mën a sotti thème bu jëkk bi mooy lu ñoo tuddee arkanul qiraa benn ñu tudde ko arkanul qiraa wala ñu tudde ko maratibul qiraa maanaam li nga xam ni mooy les piliers du Coran comme ni nga xam ne noonu lay wax les 5 piliers de l'islam mais aussi le Coran dafa am ay piliers yu nga xam ni bu manqué rek jàng alquran bi dootul am sens ngay gis ci ñaari façon yi ko yàlla waxe bu jëkk bi mooy bi ko yonent bi bëggee gaawantu ndax defa ni lu ñuy mokkal kese la mu ne ko laa tuharrik bihi lisanak li taajala bihi inna alayna jamaahu wa qur'anahu fa ida qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alayna bayaanahu yàlla ni ko bul gaawantu jàngu yàkkamti parce que loolu taxul ma wàcce ko waaw bu dee da nga ko bëgg a mokkal déglu ma rekk moo tax ñu ne baatu jamaahu aljama dafa boole ñaari firi bu jëkk bi mooy alxifd mokkal mais beneen bi ci des mooy dajale ko par ordre ba mu mel ni mu war a mel boobu it yàlla ni ko yow mënuloo ko parce que man mi ko wàcce maa xam nuñ ko war a tërale par ordre ba mu mel ni mu war a mel waaw mun ko kon nag toppal li ma la wax xam nga lu tax dégg nga de xam nga lu tax mun waaw mun ko arrahman allama alquran xalaqa al insan allamahu al bayan waaw mu ne ko yàlla mooy jàngale alquran xam nga lu tax moom mi bind nit moo bind verbe ki bind nit bind verbe nag moo mën a fexe ba nit ki jariñoo verbe bi mu ne ko kon nag bul gaawantu bàyyi rek nu ma tërale nga ànd ca ak man looloo tax gannaaw gi ñu indi deuxième thème bi muy qawaidu tartil te mooy boo waree réciter le Coran parce qu'il y a deux choses apprendre le Coran ak réciter le Coran tout benn
taallumul quran moo taxoon yonent bi ni xayrukum man taallama al qurana wa allamahu nee na ki gën ci yéen biir jullit yi mooy ki jàng al quran ba maîtriser ko ba noppi jàngalaat ko ña ca wetam bu ñaareel bi mooy tartiil bi tartiil dafa am ay façon yu bari façon bu jëkk bi mooy jàng bi ngeen gisoon sëriñ bi di ko jàng xale yi di ca topp di réciter li muy wax donc boobu moo jëm ci wàllu taalim beneen bi ci des mooy bi ngeen di dégg ci rajo yi ak télévision yi jàngkat yi bari nañ ku nekk di jàng mais ku nekk aussi ak ci jàngin bi mu miin dinañ leen koy expliquer ci biir parce que alquran dafa am ay école bu ci ne ak sa façon jàngin ak ña génne ca école ba du suivre façon jàngin ba mooy indi riwayat yu bari riwayat warsh riwayat asim riwayat amr ñooñu ñëpp dinaa leen koy indil donc kon boobu mooy qawaidu tartil foog nga jàng bi xam lu ci ne lan la thème yi ci nekk sous-thème yi ci nekk bu ci ne lan la gis nga bu ma jàngaan sànq ni mu ko waxee xale yi duñ ko réciter la même chose da koy reprendre gis ngeen lam yatmithunna insun qablahum wala jan bi mu ko waxee noonu xale yi daal di koy patam patam ne lam yatmithunna insun qablahum wala jaan mu reprendrat parce que dañu def wala jan ay bàyyi desitu nuun ngi waaw yooyu yëpp ci madd ak xasr ak idgham ak ya ca des yëpp gunna ak yëpp waaw mu ngi ci biir waaw mudhammatan booy jàngu tilaawa dafa am bokkul ak booy wax nii rek ci cadre ders du benn waaw bu ñetteel ba mooy adabul qiraa discipline bi mu laaj boo waree jàng alquran moo xam da nga koy jàngu daara wala yow nga koy jàngu tertil pour nit ñi déglu la comme jàngkat yi dafa am ku ci nekk lu ñu lay demander pour nga def ko mu ngay ñëw ca kanam danañ leen wax sous-thème yooyu leen bu mujj bi mooy tadbirul quran naka ngay fexe ba settantal alquran maanaam nga approfondir sa connaissance ci biir téere bi ndax afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha yàlla ni leen mais li leen dal waru leen man dal wala bokk da ngeen a xóotalul seen xalaat ci alquran da ngeen tëj seen xol bu ngeen ubbi woon seen xol dugg ci biir alquran da ngeen ca jële lu tax njuumte yi ngeen def du ngeen ko def donc kon yooyu yëpp alquran yegg na ca wala qawaidu tartil nag moo tax ñu wax warattil alqurana tartilan wax bi ci des moo di li ñu tudde at tafsir wala at ta'wil wala ya'tunaka bi mathalin illa ji'naka bilhaq wa ahsana tafsira yàlla nee na daf koy wax yonent bi ni ko jàngkat yeeg philosophe yeeg écrivain yeeg yépp luñ la mën a jox thèse buñ la mën a jox thèse bi ma lay jox gën ko dëggu te gën ko wér lay moo tax tafsiran lay firi foofu du tere nag ñeneen ci kalima bi ñu jox ko baatu tafsir mais li ci yàlla jublu mooy li ma la jox thèse boo mën a indi li ma la jox moo gën a wér moo gën a dëggu te it layam moo gën a tegu ci teguwaay kon nag alquran boole na yooyu yëpp léegi nag ci biir historique bi nuzulul quran alquran nu mu wàcce alquran yàlla nga ko defoon ci lawxul mahfuud lawxul mahfuud ñaari façon la
y a le côté provisoire, il y a le côté définitif. Côté provisoire bi, il y a 360 tableaux. Li yàllay doxal ci àdduna bi yépp seen programmation ci 360 tableaux yooyu ci la koy defee mais la cay ne du ca décidé wu ca. Donc loo digg ñun la yàlla bind na ko fekk mu ngi ci tableau provisoire yi xamal ni décidé gu ci. moo tax nitu yàlla itam seen intervention bu mu mën a doon seen diggante ak seen borom dañ koy def avant que mu koy jëlee ci provisoire bi yóbbu ko ci tableau bu définitif bi. Donc le bu provisoire yi y a 360 mais bu définitif bi du benn du ñaar benn la moom la tuddee ummul kitaab. bu dee fële comme moom décidé wul yumhillahu man yasha wa yuthabbit. moo waral buñ ne boo dee saraxe da ngay gudd fan ñu ne xanaa kon yàlla bindul woon li nga war a am. ah kay bind na ko mais bind ko ci bu définitif mais ci provisoire yi la ko bind. defal leen diw 30 ans ci provisoire yi la ko bind. boo defee nag lu jar mu xam ni yow sa dund jar nañu yokk mu ne effacé leen def leen 50 moo xool waaw. ñu effacé def 50 boo defee teel lu baax mu dem seet ba jàng mu ni kii daal dafa mel ni 50 yi jar na yokk dindiwaat leen def leen 70 sans du pont. waaye bis bu ca paree nag li kulli ummatin ajal bu xasee ba décider ni nag doo franchir bi là ñu dindi ko ci provisoire bi yóbbu ci ummul kitab là c'est fini. wa indahu nag ummul kitaab loolu kat turandoo Sëriñ Cheikh moo ñu ko jàngal moo dem ba foofa xam nu mu mel mu jàngal ñu ko ci Jawahirul Maani. bu ko defee kon noonu la demee yumhi llahu ma yasha wa yuthabbit wa indahu ummul kitaab. kon nag lawxul mahfuuz boobu bu officiel bi fa la ñu dencoon alquran mu mat. xam nga ci ngay comprendre toujours ni ndekete scénario boo gis ah déjà dañuy préparer texte bi pour que ni ñu war a exécuter mise en scène bi waaw. yàlla defar na alquran jumlatan wahida mujammala ñu jële ko lawxul mahfuuz indi ko ci ñaareelu asamaan yóbbu ko baytul izza pour wax la néeg yi bari na. wax naa leen fii démb ni leen kaaba gi moom la ñu seexale ak al baytul maamuur. bu ko defee malaaka yi ñoom di def tawaaf ca ba ca kaw nit ñi di def tawaaf ci bi ci suuf. bu dee alquran nag baytul izza fa la ko yàlla yóbbu ñu denc ko fa. circonstance bu ñëw mu seet ca aaya ya bu dëppook circonstance bi ak événement bi mu jox Jibril mu indi ci yonent bi. donc scénario bi di dox fi ñu ko commencé ci yonent bi ci iqra bismi rabbik mu nekk ca biir gaaru Hira ak coono ba mu fa daj. mais yooyu yëpp yaramam moo yëgoon ni am na lu yàlla nar ci moom moo tax mujj gi mënatul yàgg ci biir nit ñi bu jógee rek dem isolé wu dugg ca biir grotte ba parce que yaramam li mu yëgoon mooy daal lii mu gis ci milieu bi mu yaroo lii daal yàlla ëpp na ko. waaye nag comme xamagul woon lu muy def moom na ber boppam bañ a rax ci yooyu ba xam lu ko yàlla di feeñu. bi yàlla pare ci moom fekk mu am ñeent fukki at fekk bëgg na ko préparer yi mu ko war a préparer ba leneen du ko déranger ci liggéeyam. bu jëkk bi moo di pour wax leen pour ban ay parents influencer ko mu rey leen boobu ngeen di njëkk a seetlu
yàlla pour bañ ay parents influencé ko parce que la leen Serigne Cheikh waxoon ca Ndar ci Malakout bañ fa yegsee ci lay wax lam yalit walam yuulad pour que seen liggéey ñoom def ko normalement nit du leen ni yàlla ma jur du leen ni yàllaay sama nijaay jeex na mais foofu itam yàlla xëy bàyyam moom fekkewul sax juddu ba bi mu amee ñaari weer ci biiru yaayam la papaam faatu yaayam presque bi yonent bi am juróom-benn at ca la faatu maamam Abdul Muttalib bi muy am juróom-ñetti at ca la faatu donc à l'âge de 8 ans déjà ku proche ci moom ku ci passé Abu Talib newatu fa xëy na Abu Talib Abu Lahab yeneen bàyyi tax yëfale presque Abbas Hamza ak ñoom Jaafar passé wu ko donc mu nekk ca loola comme Abu Talib moo dese woon di ko yor di ko protéger donc moom la fa fekk bi yàllay wàcce waxyu bi ci moom dinañ leen wax waxyu bi itam ci façon bi moo demee parce que dañ lay wax ni la yàlla ci ñetti façon rek lay defee transmission bu jëkk bi moo ci gën a élémentaire mooy nga tëdd di nelaw mu fexe am élément yum la jox mu nuru la gént mooy alxulm jamoo axlaam adgaab axlaam mais bu fekkee ni lu jóge ca yàlla la du reer kese kenn du ko tudde xulm mais ruya saaliha moo tax ngay gis yonent yàlla Ibrahim keroog bi ko yàlla di seetlu parce que moom dafa seetlu yàlla seetlu ko li mu seetloo yàlla mooy yàlla daf ko ni di nga dekkal ku dee yàlla ni ko da nga koo gëmul mu ni ko kay gëm naa waaye itam nag wan ma gis arini kayfa tuxyi lmawta qaala awalam tuumin qaala bala walakin li yatmainna qalbi gëm naa ni mën nga dekkal ku dee mais dama bëgg nga wan ma teg ci sama bët ba boo ko keneen weddee mayit bu ma koy saxal ma teg ko ci teguwaay yàlla ni ko du problème defal ko démonstration mu xool ni ñuy dekkale ku dee yàlla ni ko baax na mu ni ko ok moom it mu toog ba jàgg ni yàlla ni ko gëm-gëma mu ni ko waaw mu bàyyi ko bu ci guddi moom itam mu wan ko ci gént ni ko rendil sa doom bi nga gën bëgg mu Ismaïl ba noppi di ko seetlu parce que gént la ko diggee te pourtant gént gi ordre la waxyu la waaw yaa bunayya inni ara kon ara jëm mooy ruya bi yaa bunayya inni ara fi lmanam anni azbahuka fanzur mada tara mu woo Ismaïl ni ko gis naa lu nuru gént de mais dafa mel ni yàlla wax ak man nee na naa la rendi loo ci xam xoolal ma loolu xale bu tuuti demagul fenn sa bàyyi ñëw ni la gis naa lu nga xam ni yàlla nee na naa la rendi loo ci xam moom rekk boobu la am comme doom ak la mu njëkk a daj wax naa leen ko fii keroog ci histoire u Safa ak Marwa ak Zamzam loolu yëpp xale bi jaar fii te teewul bii ñëwaat xoolal pour wax la jom ji mu ni ko yaa bat ifaal ma tu'mar ni ko bul hésité li la yàlla wax def ko jeex na ba mu demee ba décider xale bi ni ko bul wax sama yaay parce que boo ko waxee affaire bi yàqu xoolal ma loolu bu koy yëkk rek affaire bi di yàqu nëbb ko ñu def ko rek li yàlla wax ñu matal ko mu ko waajalee ba ñëw tëral ndeysaan tiim ko rek yàlla toog ca kaw moom di ree rek ni ko yaa ma ko def loo woon yaa ma ne woon arini kayfa tuhyil mawta ma it foog nga woon ma lu tax ma xam ni gëm-gëmam yaa ma seetlu ma it ma seetlu la mu jël paaka ba dawal dara daggul
dawal na paaka bi dara daggul mu xool yàlla ni ko yàlla daggul mu ne ko safara sa lakkul waaw mooy mu dellu si te mooy mu wan ko ni ko yow it ba ñu la boolee di la dugal ca safara sa fexe naa ba safara sa lakku la kon nag man ma waxoon safara sa mu bañ laa lakk maa wax paaka bi mu bañ dagg moo tax waaye ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimaat rek atammahunna yàlla nag ni ko wax dëgg yàlla li nga def effort la kon nag inni jaa'iluka linnaasi imaaman ni ko kon nag tey jiitul ñëpp topp ci sa gannaaw mu daal di bég wa min durriyati ndeysaan bëgg a dugaale ñëpp mu ni ko mën naa koo nangu ci ñëpp ba mu des kenn koo xam ni dafay mbubboo cër bi di tooñ gor yi duma ko nangu la yanaalu ahdi az-zaalimiin mu jeex donc kon boobu mooy wax yu bu jëkk bi ci bi gën a élémentaire mooy mu feeñu la ci gént kooku di ngeen koy faral di gis sax léeg-léeg nga am sa kilifa boo fonk am lu la intéressé nga gis ko ci guddi nga xam ni lii du gént kese ordre bu ñu la jox la kooku dafa am loolu it ci sant yàlla la bokk bu ñaareel bi mooy yàlla bañ a jaar ci gént wax ak yow kàddu gi nga dégg ko mais moom doo ko gis boobu la def ak Muusa waaw walamma jaa Muusa li miqaatina wa kallamahu rabbuhu qaala rabbi arini andur ilayk nee na Moussa ba ma ko joxee rendez-vous pour jox ko les 10 commandements nee na tam mu ñëw may wax ak moom nee na mu bëgg a dof ndax bu sañoon ni muy déggee kàddu gi noonu la may gisee nee na mu ne ma waaye yàlla sarax ma yowit nag foog ma mos xool la tuuti bokk waaw arini andur ilayk yàlla ree ni ko lan taraani walakin andur ila al jabal fa in istaqarra makanuhu fa sawfa tarani waaye walamma tajalla rabbuhu lil jabal jaalahu dakka wa xarra Muusa saa'iqa yàlla wan ma sa bopp sarax ma yàlla ni ko mënul nekk mu ni ko yàlla lu tax mu ni ko kay ñu essayé xoolal montagne bëlima mu ni ko xam nga montagne yi gën a dëgër nit ndax doj la mu ni ko mun ko bàyyil ma sànni rayon yi gën tuuti ba xam yi war a tolloog ay infrarouge rek ci moom bokkul sax ak rayon gamma yooyu mu dóor rayon bi ci montagne bi mu tas tell ja moo tax Moussa xëm moom bu yàgg yàlla ni ko wax yaxey lu mënul nekk kon boobu mooy deuxième catégorie wax yu te mooy ngay dégg baatu yàlla mais moom doo ko gis am na bu ñetteel bi nag mooy mu yónnee la ndaw bu mu la wóor ni ci moom la jóge la mu lay wax du ca yokk du ca wàññi boobu it moo ko témoigneel yonent bi nazala bihi ruuxul aminu ala qalbika li takuna min al muminin Cheikh El Hadj Malick ko résumé ci mim ya wax na dëgg waaw ba tax na gis nga yàlla aussi ni muy xamee jamono lu tax mu ne nazala bihi ruuxul amin ñu bari seetlu ñu sew boobu parce que bu ne nazala bihi ruuxul qudus chrétien yi am lay tax le Saint-Esprit waaw mu bañ nag tudd ruuxul qudus ñu jàppe ko Saint-Esprit bi moo tax mu ne ar ruuxul amin nazalahu ruuxul aminu ala qalbika li takuna min al muminin mu ni ko ma yónni sama ndaw te ku ma wóolu la waaw ku ma wóolu la du ma yokkal du ma wàññil moo tax kilifa bokk na ci li ko yàllay defale sutura mooy ku mu am nga bañ ko yokkal nga bañ ko wàññil waaw c'est très important